asalaamaaleykum donc ñu ngi leen di jaajëfal ci déglu bi ñu déglu ci jeudi de IK News ñu rappelé ne li tax a jóg émission bi mooy lëkkale bi ñuy lëkkale citoyenneté yar ak wàllu liggéey donc nan la ñuy def ba tabax li nga xam ne ni moom mooy citoyen bu bees ci Sénégal wala ci Afrique donc tey li ñu leen indil mooy citoyenneté ak valeur ak jamono yi nga xamante ne ni mooy jamono yi nekk xam ne li may wax dama naan épreuve bu tegu ci ñu kaw épreuve moom mooy lan mooy bu élection di ñëw élection présidentielle muy ni ñuy tànnee et tout xam ne nit ñi daf leen di jaral lu nekk pour ñu dem wuti li nga xam ne ni moom mooy ay voix ñu jàppale leen moo xam parti bi nga xam ne ni moom moo nekk parti au pouvoir wala yeneen yi nga xam ne ni ñoom ñooy parti lañ donc waaye liñ ci yitteel foofu rek moom mooy valeur yi nga xamante ne ni moom la nit ki war a am ay principe am ay gëm-gëm yoo xam ne nii mooy ay valeur yoo xam jom fulla fayda et puis sàmm aussi li nga xam ne ni moom mooy sa kàddu te li ñuy gis li nga xam ne ni moom mooy Sénégal li nga xamante ne ni moom mooy li ñu naan sa bargu tas maanaam koo xamante ne ni wax dëgg yàlla da doon nekk di sànni xeer li nga xam ne moom mooy parti au pouvoir léegi da ngay jékki-jékki rek gis ne parti au pouvoir mel na que ne daf ko jël mel ni dañu këf li nga xam ne ni moom mooy am xelam donc mu nekk loo xam ne ni lu doy waar la ci wàllu principe ci wàllu jom ci wàllu ngor mel ni que nit ñi léegi sàmmatuñu li nga xamante ne ni moom mooy seen kàddu sàmmatuñu nga xamante moom mooy seen diini donc ce qui fait que yow da nga day poser question ne waaw nit ki moom trouble de personnalité la am léegi ban personne lay gëm personne bi nga xam ne nii démb moom moo taxawoon doon ngañña di xas di kii wala personne bi nga xamante ne nii tey moom moo rejoindre camp bi ne voilà camp du pouvoir mooy camp bi gën a baax wala donc mu nekk mbir yoo xamante ne nii ci côté principe ci côté valeur du nekk loo xamante ne nii lu ñuy véhiculer ngir mën a yar li nga xamante ni moom mooy suñuy doom te côté valeur moo koy wax aussi ak yar bi nga xam ne ni moom lañ yaru ci wàllu diine moo xam wàllu diine nasaraan la wala wàllu diine li nga xamante ne moom mooy diine islam la loolu nekk na loo xamante ne ni conforme wul ak li nga xamante ne ni moom mooy suñu ay valeur te xam nañ ne épreuve dafay tegu ci instant bu nekk booy jël exemple xam ne jamono yi nga xamante ne ni bon tey damay jël tuuti li nga xam ne ni moom mooy côté valeur ci wàllu diine ndax xam nañ ne aussi bu ñuy wax sociologie et tout xam nañ ne valeur aussi fekk na loo bokkoon loo xamante ne ni lu am solo la ci nit ndax moom valeur moom mooy tëgg te valeur yooyu fi ñu koy jëlee yu ci bëri ku ci réew mi ci mel ni réewu Sénégal mënoo ci génne li nga xam ne ni moom mooy diine ak aada donc valeur cosaan valeur diine nekkoon valeur yu noble la valeur diine bu jël exemple comme ni mu koy waxee ne épreuve dafay ñëw ci anam bu nekk booy xool ci jamono yenn saa salaam xam ne moom maa la yoo xamante ne nii benn période de guerre de situation boo xam ne situation d'épreuve la boo xamante ne nii jullit ñi dañ leen encercler woon ba alxuraan di ko nettali naan hunaalika btuliyal mu'minuuna wa zulzilu zilzaalan shadiida maanaam ñu encercler leen ci guerre bi nga xam ne moom mooy guerru xandak xam ne yéefar yi dañ leen doon xoqatal di leen mittital situation boobu nekk situation épreuve boo xam ne ni épreuve bu doy waar la donc di leen teg li nga xam te ni moom mooy ay situation yu jafe yu doy waar donc après ñenn ñi dañ mujjee dem rejoindre li nga xamante ne ni moom mooy beneen camp bi wala sax mujjee abdiquer mujjee bàyyi li nga xam ne moom mooy seen combat prétexte bi mooy lan inna buyutana awra wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firara maanaam di wax ne ñun kat dañu am contrainte dañu am li nga xam ne ni moom mooy ngànt suñuy kër donc il faut ñu delluwaat donc parce que situation épreuve moom moo ko posé donc ngir mën a xam bu baax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo tëggu si li nga xam ne moom mooy principe ak ñi nga xamante ne nii ñoom tëgguñu li nga xam ne moom mooy principe te situation épreuve yooyu dafay am à chaque fois exemple bi nga xaw si moom laay joxe ci diine nasaraan nekk situation boo xam ne ni Jésus aussi imposé woon nañ ko situation boo xam ne bi mu ñëwee di waar ñi ñeex di kii fekk dëkk bu xam amoon na aussi situation pauvreté li ñu ko waxoon mooy que ne voilà yow daal bu dee li ngay woote dëgg la mooy nga wàccul nu table boo xamante ne nii table la boo xam ne dañ koy day am ay ñam nit ñi ñu lekk ci xam ne voilà yow lii table boo xam ne asamaan lay jógee waaw ñoom seen situation mooy woon situation pauvreté donc ce qui fait que table boobu mi ngi doon servir surtout ñi nga xamante ne ni moom mooy ñu ñàkk lañ donc bi ñu leen wàccalee table après am na si ñoo xamante ne nii respecté wuñu consigne ce qui fait que dañ doon distinguer ñi nga xam ne ni ñoom ñooy gëm li nga xam ne ni moom mooy
nubuwa ak ñi nga xamante ne ni gëmuñu loolu donc mu nekk yoo xamante ne ni aussi ay mbir la yoo xam ne ni ci côté valeur je pense que bu ñuy tënku ci valeur bu si situation boo xam ne situation bu ñu mel na mooy xool ñi nga xam ne ni dañ leen doyadil ci dëkk bi xool ñi nga xamante ne ni dañ leen suufeel ci dëkk bi xool ñi nga xamante ne ni amuñu benn mën-mën bi dañu pauvre xool ñi nga xam ne amuñu emploi ñu mën leen dimbali ñu mën leen suqali donc je pense que kuy dem bay changer principe am population bi la war a xool bu dee rek population bi moom moo ko tax a jóg te loolu aussi ci côté valeur ci nga xamante ni moom mooy diine islam dañ koy indil bi muy wax nit ki la moo ko war a tax a xeex la moo war a tax mu war a engagé wu mooy jéem a défendre ñi nga xamante ni dañoo faible maanaam Sénégal ku feebar doo am foo fajoo wala sax su fekkee ne dugg nga ci hôpital nekk loo xamante ne ni hôpital boo xamante ne ni lu nekk mën na la fekk parce que amul équipement amul faj ba ca war ngir ñu man donc bu ñu xoolee ñi nga xam ne ni aussi nekk nañ situation ñàkk xam ne amuñu liggéey amuñu dara donc loolu moom mooy li nga xam ne ni moom moo war a tax nit mën a engagé wu ci combat. bu loolu taxatul donc kooku wax dëgg yàlla principe amatu fa dignité amatu fa donc dara amatu fa te alxuraan ñu koy wax wa nuridu an namunna ala alladina tud'ifu fi l ardi wa naj'alahumul a'imma wa naj'alahumul warithin ñi nga xamante ni dañ leen doyadil ñu faible ci kaw suuf ñooñu ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a tax ñu engagé wu donc loolu je pense que bu ñuy wax li nga xam ne mooy engagement loolu moom moo war a tax bu dee citoyen bi war na engagé wu ci loolu donc mais li ñuy constaté mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo waroon incarner li nga xam ne moom mooy valeur d'éthique yooyu valeur religieuse yooyu ñoom ñooy summi seen buuba dem di wax loo xam ne ni sax parfois dafay safaanoo ak li ñu doon wax démb donc et puis ce qui fait que loolu danger bi mooy que ne référence bi ñu waroon am ci côté religion boobu donc day ñàkk donc ce qui fait que Sénégal nekk loo xamante ne ni comme ni ma ko wax sabar gu tas la kenn xamatul fooy jaar donc kenn xamatul li nga xamante ni moom ngay gëm donc ce qui fait que loolu nekk loo xam ne ni référence bu doy waar la ci li nga xamante moom mooy xale yi nga xamante ni ñoom ñoo war a nekk ëllëg li nga xamante ni moom mooy mag donc ci côté boobu aussi may wax ne nit su fekkee ne li ko yitteel moom mooy liggéey moom mooy gëm réewam donc dafa war am tënku ci référence yoo xam ne ni référence yu bien la comme ni ko Père Daniel Bruto doon waxee moom mi nga xamante ne ni cathédrale bu Dakar bi nga xam ne ni moom ngeen di dégg moom bokk na ci nga xamante ne ñoom ñoo doon piloter projet bi di wax naan voilà travaillez comme si vous ne mourrez jamais car vous avez toute l'éternité pour vous reposer maanaam valeur travail dafa war a nekk loo xam ne ni lu central la ci nit warul nekk loo xamante ne nii rek opportunité tegal nañ la xaalis donc nga changer li nga xamante ni moom mooy li nga doon wax démb comme ni ko suñu mbokk togolais yu di waxee ne lorsque l'argent parle la vérité se tait donc foo xamante ne ni maanaam xaalis dafa jaar donc kenn dootul xàmmee li nga xamante ni moom mooy dëgg ak li nga xamante ni moom mooy caaxaan donc nit ki dafay summi bu boobu ba mu set wecc donc échanger ko mu mel ne que ne beneen nit moom lañ teg suñu kanam léegi sax waaraate yi da ngay gis ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk situation de faiblesse comme ci niñ ko gisee ci dëkk bi xam ne ñoo xamante ne nii la amuñu ñàkk bu pare parfois sax dañuy revendiquer seen droit mais doo leen dégg benn yoon ñuy dénoncer situation yi ba ci fi xar woon barke dem ba taal boppam waaye discours yi ñuy dégg mooy voilà kii taal na boppam et xaru islam daal dafa condamné xaru te islam ban xaru la wax. Est-ce que xaru bi nga xamante ne nii c'est le suicide altruiste suicide boo xam ne nii keneen moo tax yow nga suicide wala suicide boo xamante ni suicide égoïste la suicide boo xamante ne nii comme suicide boo xam ne nii nit ki danaan bëgg naa la bëgguma la rek nga suicide wala suicide boo xam ne suicide anomique la suicide anomique mooy suicide boo xamante ne nii société bi moo exercer si yow benn contrainte boo xamante ne nii donc contrainte boobu daf lay dem ba jëmale fi nga xamante moom mooy la dépression ba xamante ne yow bu moment bi ngay suicide sax dafay mel ne que ne yow du yow donc ce qui fait que suicide boobu parfois lu ci bëri bokk na ci façon suicide nga xamante ne ni actuellement moom moo am est-ce que beneen suicide la boo xam ne mooy suicide fataliste am déet donc si forme suicide yooyu yoon saa salaam ban suicide la ci doon wax loolu aussi kilifa diine yi dañ ko war a leer nit koo xamante ne ni dañu dagg loxoom xañ ko ak xam bu pare donc muy suivre muy subir benn situation de maltraitance psychologique et tout yow waxoo si yooyu yëpp xaru na rek nga jënd voilà ku xaru safara la jëm
mel na que yow yaay dugalaate nit ñi safara alors kiy dugg safara yàlla moo ko xam te situation ba muy suicidé wu ban situation la ne woon ak ban forme suicide la aussi donc loolu aussi laaj na nga xam ko balaa ngay di fatwa waxa donc di wax donc mu nekk mbir yoo xamante ne ni yooyu yëpp donc Sénégal la am ce qui fait que ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñi faible ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñu ñàkk ñi nga xamante ne ni ñoom dafa mel ne que ne nit ñi ñu ci bëri ñi nga xam ne ni ñu ngi changer seen buuba ñoom spectateur la ñi may tuddee spectateur de la souffrance d'autrui maanaam ñi nga xam ne ni ñoom dérangé wu leen ñi nekk di misère amuñu lu ñu fajoo amuñu emploi amuñu liggéey donc loolu dérangé wu leen ñu changé li nga xam ne moom mooy seen buubu moo xam ay conseil la ñuy tuddeex donc di jéem ne dañ gëm li nga xam ne moom mooy ay principe bu diine principe bu ay valeur fekk dara gëmuñu ko parce que buñ gëmoon loolu duñu monnayer li nga xamante ne ni moom mooy seen principe ak li nga xam ne ni te noo ko mën a tuddee parce que nit ñi ñëpp ñu muus lañ xam nañ bu baax dofuñu naan ay conseiller wala nga li nga doon da ngay jàppale kii alors que li ko waral yooyu yëpp mooy la nga doon défendre dem ba nga daal di koy wàccu donc loolu mu nekk loo xamante ne ni aussi donc mooy li nga xam ne xam naa fii laay yem ak yéen xëy na émission bi ñëw danañ ci gën a développé ci aspect yooyu di wane ne nit moom bu demee ba xam ne ni manul sàmm dignitéem ngorom jomam principe am donc wax dëgg yàlla am benn genre dédoublement de personne mooy koo xamante ne ni personnalité am kenn mënu ko cerner parce que bu teyee mu ñuul bu subaa mu weex donc ce qui fait que loolu mooy li nga xamante ne ni moom laa leen indiloon di leen jaajëfal voilà salaamaaleykum